jaxasoo seeni liggéey mooy saa su ne di def récupération ci biir mbalit bi Mbëbës nekk barab bu ñuy dajale mbalit yu di jóge fu nekk ci Ndakaaru gannaaw liggéey bi fi ay nit di def ngelaw bu bon bi fiy génnee bés bu ne ñu fiy gis ay mbir yu doy waar. ñu taxawal ko ci atum 1968 Mbëbës nekk ci commune bu Malika tollu ci 114 hectares doon barabu liggéeyukaayu junniy nit bés bu nekk ay ndawu réew mi di fi wut ci xëy ay njaboot yu bari di ci dund. bon maa ngi tudd El Hadj Malick Diallo waaye ñu gën ma xam ci turu Banqaas c'est le nom d'origine de Kër Massar mais je suis actuel le président de l'association bokk jom des récupérateurs recycleurs bu Mbëbës ñu gën ñu xam ci turu Buujumaan yi Buujumaan daf may daaneel nag waaw pour di ko wax. waaw xam nga ñun suñuy wax Mbëbës dafa yàgg am ce qu'on appelle la marginalisation dañu yàgg marginaliser waaw suñ nee marginaliser ñu nag mooy Mbëbës bombe écologique la dëgg la mais nag c'est une source de vie su dee bombe écologique la nekk source de vie ay nit nekk di fi liggéey de 1968 à nos jours. soo ko buggee jëlee da nga leen di woo waxtaan ak ñoom def le link pour xool ba pare muy regorger benn potentiel wu xaalis donc c'est pas pour rien du tout ñu ñëw Mbëbës ñun di fi liggéey dañ fi liggéey parce que xam nañ ne dafa am dara kon nag boo toogee di ko tëj ñuy population wala ngay wax sa xalaat da nga ko war a wax boole ñu ci tout simplement loolu la. foo dem rek am na problème foo dem am na problème xam nga lu muy tekki bés bu yàlla sàkk nga dégg fu am crime mais Mbëbës mosuma fi dégg crime Mbëbës zéro crime la. Caaroy day am crime Kër Massar fépp day am crime donc fii il faut mu am ay problème bi daal marginalisation la li ci ëpp nit ñi ñoo lay wax ne saxaar la ak nangam dëgg la nag saxaar moom baaxul ñun bëgguñu ko ñun ñu fi liggéey waaye nag le fait que c'est une décharge sauvage non contrôlée faaw mu am saxaar gis nga léegi comme li ñu la woon comme si c'est non contrôlé moo tax nga dégg sirène ambulance bi daa am benn gaañ bu fu tàbbi ci benn trou dee donc insécurité la fu am insécurité nag da nga dégg nit ñi di wax voilà. Tabaski Ndiaye nekk fii di décharge bi. nekk trésorier bi. ni ñuy dundee moom am na yoo xam ne plaisir la ci ñun rek peut-être wax yi nga xam ne nit ñi moom la ñuy wax mooy Mbëbës na dee ak na tëj ak na def lii wax yu ñaaw yi ñuy wax yëpp mais yooyu amul solo ñun yàgg nañ fi te lu ne am nañ ko fi itam te loolu la ñu gëmuñu dara lu dul mbalit lu ñuy waaye wax te waxuñu mbalit waaye waxu kii la nii rek saxaar si nag ñoom niñ ko bañee noonu lañ ko bañee mais ñoom mouvement bi bu nekkee ne état bi dafa bëgg a ñëw defar mbalit mi ànd ak ñeneen te génnee ñu ci mënul dox. citerne baa ngi fii di sotti ndox ñun ñoo xalaat boobu ci ñun la génne woon xalaatu jàmbur il faut da nga koy jox kooku ñëw wax leen lii ak lii mais fi mu nekk nii lu ñuy mun di def ñun dañuy tuutil kenn rek la ñuy gis muy Banqaas moo tax ñun dañ koy sant bu baax parce que li nga xam ne moom lañ ko jox nag day na ko te mu ngi ciy liggéey mais nag ñi fi nekk bëri nañu kon bu ñuy def kuréel war nañoo ministre bi ni mu def ba recevoir ñi nga xam ne ñële ay lan la ñu Mbëbës day na mais pourquoi mënuñoo recevoir. daf ñoo war a recevoir ñun ñu toog ak moom wax ko suñu soxla mais am na yenn wax yoo xam ne dañ koy wax ay Mbëbës fii am na ay baaru kii ak yéen dugg leen si biir gis nga journaliste li ngeen di def dama cee rafetlu dama ko kontaan bu baax parce que ay tubaaba fii ñëw nekk ay journaliste ñëw di xool li nekk ci Mbëbës di koy wax mais journaliste sénégalais boo xam ne ñëw nag comme def lii rarement ci médias yi la ñuy toog di wax yoo xam ne kenn du xam loolu te loolu dafa ñaaw gis nga doomu aadama warul tuumal moromam te li ngay tuumal sa morom boobu yow yaa ngi dund lu gën a ñaaw loolu te ñun Malika la ñu dëkk nag yàgg fi lool ñeneen yëpp dañoo bañoon mbalit mi complète bëgguñu woon mbalit mi de xam nañ ne mbalit mi am na njëriñ léegi nag dañoo bëgg a liggéey ci mbalit mi bi yi ñuy wax nii yëpp dañoo bëgg a liggéey nañu ñëw ñu liggéey rek moo gën yi ñuy wax. ngir wax ci lu jëm ci tëjug Mbëbës
ay waxtaan yu yaatu lañu war a taxawal loolu mooy gis-gisu kii du Madani Sy nekk professionnel du nettoiement. Voilà, donc man maay Madani Sy di secrétaire général syndicat national des travailleurs du nettoiement, donc affilié à la confédération des syndicats autonomes, la CSA, nekk aussi inspecteur ci UCG. waaw jàngat bi ñuy wax ci wàllu mbëbës mooy maanaam wax ji bëri na te yàgg nañu wax ci wàllu mbëbës amul benn changement ñëpp xam nañu mbëbës depuis 1968 la fa nekk te mbëbës benn dex la woon dem ba boo xoolee kër yi sa mun naa ne moo fekk si mbëbës. waaw dem nañ sax ba étude impact environnemental yi fa nit ñi def dem nañ sax ba wax ne la nappe phréatique elle est atteinte maanaam tey am na ay conséquences yu bëri ci wàllu dëkkuwaay yi nga xam ne ni mooy les populations impactées yi nekk foofu muy ñi dëkk Kër Massar Boune Yëmbal Kër Massar Malika donc ñooñu tey nekk nañ ci ay jafe-jafe depuis lors amul benn changement bu autorités yi def te ñëpp xam nañ ne am na ay liggéeykat yu fa nekk di daan seen doole y a presque 3500 personnes yu fa nekk ay récupérateurs d'abord maa ngi nuyuwaale au passage ñoom Pa Banxaas ñoom Tabaski ñoom Zidane ñu fa nekk di daan seen doole di def liggéey bu mucc ayib te ñu ngi fay gagner presque en moyenne plus de 14 millions par mois donc liggéeyukaay la bu danse boo xam ne ni lu fa état di def rek foog ñu def ndànk waxtaan ak yéego et ñëpp gis nañ fan yi am na ay mesures yu état bi jël parce que rafetlu nañu sunu ministre de tutelle Abdou Karim Fofana bi mu fa demee rencontrer les impactés rencontrer maire bi rencontrer préfet ak association yi fa nekk ak population yi parce que dafa am benn association bu tudd Mbëbës dégage fan yi gis nañ ñi ngi yëngu pour ne dootuñu accepter mbali mi ñu ko fay këpp te forcément ñun ñi nga xam ne ñooy nekk UCG mbali mi duñ ko lekk duñ ko naan duñ ko dugal ci suñuy poche foog ñu am jumtukaay yu ñu ko def te état rek moo am pouvoir régalien wut ay sites dédiés te ñëpp yëg nañ ne état du Sénégal mi ngi créé li ñuy tuddee ay CIVD muy les centres intégrés de valorisation des déchets yoo xam ne foofu la ñuy këpp mbali mi à l'image de Touba Tivaouane ak Kaolack te nee nañu sax ci 2020 ci projet bu tudd Promojet moo koy financé avec la BID la Banque islamique de développement donc partenaires yi commencé nañ taxaw au moins pour que pôle fu nekk nga am sa décharge mais ci wàllu mbëbës dafa spécifique donc état bi mu fa demee dafa am ay mesures yu ñu jël mesure bi ñu njëkk a jël mooy danañ fa def poste de police danañ fa def dispensaire danañ ko clôturer maanaam mbëbës boo xoolee dafa nekk ba dans une zone poreuse fu waay neex dugg fu waay neex génn donc dafa am problème souvent insécurité nit ñi dañ koy déplorer mais bu état demee ba jël mesure yu mel noonu c'est parce que bëgg na au moins au lieu que léegi ñuy wax naan dañ koy toxal léegi ñu ne léegi restructuration mbëbës la ñu wax léegi maanaam dafa am ay usines de traitement lu ñu fay def ak leneen loo xam ne ni dina méngoo ak jamono mais lépp ci wàllu waxtaan ak yëgoo waxtaan diisoo ak population yi ak association yi fa nekk pour que mesure bu ñu war a mën a jël ëllëg mu bañ a andi ay gàllankoor ay lorlu ci population donc loolu ñun dañ koy rafetlu d'abord ci démarche boo xam ne ni muy une démarche inclusive participative et globale parce que damay faral wax ne sooy def mbir pour man tey boole woo ma ci yaa ngi koy def contre man. ci décembre 2019 ñi dëkkee ci zone yu wër ak Mbëbës defoon ab ñaxtu ngir bëgg ñu jële fi dépotoir bi ñuy xamal ni bés bu nekk ay coono yu bëri la ñuy dund ak Mbëbës. Cheikh Ba Mbëbës daal sëriñ bi gisoo fi yëpp dama koy wis ba mu tooy ak ndox parce que poussière bi daal dafa bari ak xet bi daal parce que du ma nangoo génn sax ci place bi ci biir place bi rek lay toog daanaka ndax xet bi daal moom dafa métti trop day jàpp sax sa pomo yi jàpp sa baat bi li ci nekk daal doy na mais xam nga bu fekkee da ngay liggéey doo am pexe pour déplacer sa place parce que fii rek nga am mais tey su ma amoon feneen sax damay tuxu foofu parce que fii daal vraiment métti na trop daal métti na trop suñu ci état daal mënoon a dimbali te yàlla rek tax dina baax trop daal parce que kenn mënatul wér xale yaa ngi sëqët mag ñaa ngi sëqët da ngay toog ak sa yaram bi sax pour nga sangu sax ba nekk en l'aise normal daal dafa jafe daal ndax xet bu bon poussière bu baaxul yéen a gisal seen bopp xam nga gis ngeen ko nii yëpp gis nga saxaar si kenn mënatul doon noyyi fi daal vraiment daal amuñu daal wér-gu-yaram wax dëgg yàlla état daal suñu sañoon mu jàppale ñu si wax dëgg yàlla vraiment nu mu gën a gaawee wax dëgg yàlla yéen nag ñoo ngi leen di sant bu baax vraiment seen taxawaay daal. Mbaye Dieng laa tudd dëkk Malika di liggéey fii si quartier Diouguel Thiambalay décharge bi moom vraiment daf ñuy gêner quoi parce que boo xasee mbali tàkk bu tàkkee fii kenn du mën a noyyi
dañuy am problème nooyi te xam nga nooyi ñun du ñuy médecin mais xam na ni am na feebar bu def si ñun moom nag moom buñ ñu mënoon jàppale mu jógee fi moom moo ñu gënal moom vraiment wut feneen fi ñu ko def mais fii ni moom sañu chaîne moom vraiment dañoo gêné carrément. waaw autorité yi ñu jàppale ñu rek def le tout pour mbalit mi wut feneen fi ñu ko place waat parce que bu njëkk marqué peuplé wu surpeuplé wu léegi dafa surpeuplé doon dem ba dëkk ba wër kii bi ñu ko waxati doon dem ba wër mbalit mi léegi affaire bi day tas si biir dëkk bi vraiment jeune nañu carrément bu ñu sañoon daal vraiment ñu def le tout pour bu fenn fu ñu ko mën a def àll boo xam ne fenn kenn dëkku fa ñu yóbbaat ko foofu mais Malika moom vraiment moom bëgg na mbalit mi jóge fi moom. problème Mbëbës mu ngi wéy di indi ay jafe-jafe diggante nguur gi liggéeykat yi ak askan wi fa dëkkee benn laaj di dellu ci saa su ne nu ñuy def ba régler cas Mbëbës.